soo fi jógee am na lu tax ngay dem bàyyi nga jaboot bàyyi yaay buy gannaaw lépp ngir daan sa doole. salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ci Dakaractu tey nag ñu nekk fii ci Liberté 6 extension ci siège bi nga xam ni fii la sunu diaspora nekk. ñuy dalal ki nga xam ni moom mooy madame Absatou Kane Diop ñu gën ko xam ci madame diaspora madame Absatou Kane Diop nag moom mooy directrice fondatrice groupe bi nga xam ni moom mooy sunu diaspora ñu créé ko depuis 2009 ci Washington. madame Absatou Kane Diop nag nekk jigéen joo xam ni jigéen ju mën a liggéey la ndax dafa ñëw fekk terrain bu nga xam ne ay góor ñoo ci nekkoon te muy wàllum liggéey ci wàllum kër ak di joxe kër ak yu mel noonu moom mu dugal ci loxoom en tant que jigéen doon jigéen bi ci njëkk depuis boobu mu ci liggéey yàlla defal ko ubbeeku ba tey ñi nekk ci diaspora bi ay sénégalais yoo xam ni dañuy ñaq di daan seen doole mën a wéeru ci ku mel ni moom ngir mën a am dëkkuwaay te ñëpp xam ni loolu jafe la fii ci Sénégal. ñu war a séq ak moom waxtaan nag tey ci mbir mu am solo muy forum bi nga xam ni war na ko amal fële ci Dubaï. ci sunu waxtaan nag Absatou Kane Diop wax nañu li tax mu organiser forum sur l'habitat bi nga xam ni Dubaï la war a am les 9 et 10 ci weeru novembre bi ñu jëm. gannaaw ba ma la nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre Dakaractu maa ngi leen di gërëm di leen sant seen déplacement bi ngeen am pour ñëw tey seet si ñu pour defal ci émission lu jëm si wàllu dëkkuwaayu diaspora bi. ok forum bi ñu ngi koy def ñu ngi nekk suñu 3e édition première édition bi ñu ngi ko defee woon en Espagne après ñu def Italie léegi ñu ngi koy defee Dubaï liñ si jublu mooy jàppale suñu mbokk immigré yi ñi si diaspora bi nga xam ne pour lu leen yombalal wàllu dëkkuwaay ñu am ko ci amin bu rafet bu sell bu wóor loolu moo tax ñu jóg di liggéey si wàllu boobu. madame diaspora ñëw na ak ñun ci li waral mu fas lafu sërëm ci jàppale sénégalais yi nekk bitim réew ci wàllum dëkkuwaay. li tax ma dugg si lu mel noonu mooy dama ko dund nekkoon nekkoon bitim réew lu mel noonu mos ma dal ñu mos ma arnaqué si lu jëm si wàllu suuf te ma nekkoon aussi ak sama mbokk immigré yi ma gis ni ñuy sonne bu ñuy liggéey ni ñuy sonne pour investir seen dëkk ni ñuy sonne pour am wàllu dëkkuwaay te chaque fois bu ñu daan yónnee bu dul mbokk yi di ñi nga xamante ni ñeneen ñoo xam dañuy jóg pour di leen arnaqué dund boobu ma ko dund mu nekk lu metti loolu nag te ku xam immigré xam ni muy dundee si biti ni muy amee xaalis ni mu mettee nga liggéey am yaakaar yónnee sa réew non seulement yaa ngi jàppale sa waa réew war tamit yow si li ngay liggéey nga gis si sa bopp loolu nga bëgg a gis sa bopp ngay gis toujours boo ko yónnee ñu ngi lay arnaqué di la tabaxal dem si ay tabaxu jàmbur di ko photo di la yónnee bu dee sa famille aussi am yenn famille yoo xamante ni tam jàppalew ñu seeni mbokk yi si biti man mu jóg nag jël combat boobu pour jàppale ko sama mbokk immigré yi ndax xam naa bu baax li ñuy dund ak pour ñu am wàllu dëkkuwaay ni mu mettee loolu rek moo tax ñu jóg. forum bi sunu diaspora di amal ci Dubaï dafa am bac muy un diaspo un toit un travail Absatou Kane Diop di ñu ko faram fàcceel. un diaspo un toit un travail diaspora bi ci lañu bokk ñun avant tout doomu réew bi lañ te même étranger yi ñoo fi mën di am suuf mën fi ñëw di investir pourquoi pas nous les Sénégalais de la diaspora donc man si loolu laa sukkandiku pour wax un diaspo un toit un travail bi mooy bu ñu yàlla suturaalee ba ñu defar tey suñu cité yi dañu fas yéene def des cités modernes parce que cité bi du nekk fii rek ci département Rufisque parce que après am na une cité une région mais dañu ci première cité bi ci département Rufisque lañ koy defee léegi bu ñu ko defee aussi bu ñu defaree cité aussi dañuy liggéey pour wàllu ku ñëw mën aussi nga xam ni doo chômer nga mën am loo jàppandi waxuma sax immigré yi te loolu bu yàlla defee sutura mu sotteeg jàmm ñi amoon yéene pour dem sax travail boobu mën nañ si xaj donc looloo tax ñu wax un diaspo
un toit muy wàllu dëkkuwaay bi, un travail muy wàllu liggéey bi ndax fas yéene nañu créer comme ni ñu defee ay coopérative d'habitat. Coopérative du habitat kese parce que am na ay coopérative agricole, coopérative d'industrie. Donc yooyu yëpp am na ñu ngi fas yéene am na yu ñu si jot a commencé ak suñu mbokk immigré yi donc côté boobu la ñu waxee ni travail bi donc mën nañu créer ay emploi yoo xam ne suñu wàññee suñu ñibbisee ñu mën am fu ñu liggéey suñuy doom aussi bu ñu ñëwee formation bi ñu am si biti bu ñu ñëwee fii aussi ñu mën jàpp parce que li ñuy def nii xëy na dañu créer cité bi mais nekkul pour ñun xëy na ñun dañ koy def di si liggéey mais pour suñu njaboot gi nga xam ne ñu ngi juddoo si biti ñoom tamit ñu mën ëllëg bàyyi xel ñëw si seeni dëkku cosaan. bu ñu yeggee ci forum bi nag waa sunu diaspora nar a lancé li ñu war a dippee la cité de la diaspora te mu nar a nekk Rufisque madame diaspora di ñu gindi ci dëkkuwaay yooyu ñu nar a tabax ngir émigré yi. xam nga fii Sénégal dégg ngeen fii cité assemblée nationale cité des douanes cité des enseignants cité bëri na fi ay cité yu ñu fiy dégg. ok pourquoi pas les cités de la diaspora pourquoi pas ñun immigré yi parce que ci la ñu bokk donc looloo tax ñun tamit ñu jóg takku créer suñu ay coopérative ubbi suñu ay compte bancaire ba pare ni muy demee mooy dafay ute cette fois-ci du xaalis boo xam ne da nga koy jël jox la ko ma Demba ou ma Paate da nga koy def ci compte banque bi ñun ñooy financer suñu cité yooyu. niñ koy financer mooy ni coopérative yi créé dañ dem coopérative bu nekk da nga dem ubbi sa compte à la banque pour que bu sottee ak jàmm incha allah te créé nañ compte ubbi nañ ko depuis bu yàgg léegi dara desul pour que rek cité yooyu mu réaliser wu dañu bëgg leen ñu def làmb daj. indi na tamit ay leeral ci nan ak naka la kuréel gi mu jiite amee suuf yi mu bëgg a dëkkal sénégalais yi nekk bitim réew. ñun loolu mooy suñu combat comme daf ñu dalaat ñu donc fas yéene ñu ci kàttanu yàlla di dugg ci dara loo xamante ni lu wóorul la walla lu ñuy indil problème côté boobu dañu fay gërëm son excellence le président Macky Sall parce que ñun bi ñu jëkkee jóg ak ay privé lañ doon dem di seet pour liggéeyam di seet koo xamante ni dafa am titre foncier ou bail ñu dem xool nu ñuy jënd mais loolu buñ ko defoon daf ñuy revenir cher xëy na niñ ko bëggee duñ ko amee noonu président nag bi ñu amee chance gis ko ba présenté que suñu projet bi mu rafetlu ko lool am ñoo xamante ni ñoom la ñu boole loon pour que ñun tamit war nañu am wàll ci suuf si foofu aussi ku mel ni monsieur le ministre Diène Farba Sarr moom tamit mu joué ci rôle bu rëy daal xam nga jox ñu lu wér lu wóor loo xamante ni ci kàttanu yàlla bu ñu demee Dubaï ci la lépp di leere incha allah. waaye ku ne dëkkuwaay ni taxawaay bi nga xam ni ki ko bëgg war na ko amee Absatou Kane Diop indi na ci ay leeral. pour ça il faut que ñu xam ni mbirum immigré yi la ñu organiser wu en coopérative d'habitat ou bien association sénégalaise yi nekk ci biti bu ñu organiser woo ñun buñ ñu contacter déjà commencé na depuis publicité bi jàll commencé woon na mais am na ñoo xam ne demoon nañu ba découragé am na ñoo xam ne nag découragé wu ñu ngi continuer woon parce que dañu gëm affaire bi ñu ngi continuer woon di ko def léegi daal ñun li ñuy wax mooy am na banque boo xamante ni moom la ñuy liggéeyal foofu ngeen di dugal seen xaalis bu ñu ko jox aussi par benn individuel non foog nit ñi organiser wu en coopérative d'habitat ou bien association sénégalaise yi nga xamante ni tam jotuñu am coopérative ku ci éligible rek am nga pour am ci kër yi. ci wàllum koppar pour terrain bi c'est free terrain bi loo xamante ni dañ ko jënd terrain bi état bi moo ñu ko jox mais nag terrain li koy defar ñoo koy defal suñu bopp suñu la mayee yow tamit foog nga wax ni mérité nga liñ la may waaw terrassement yi ñoo koy defal suñu bopp voirie yi et tout ñun ñoo ko war dem defal suñu bopp loolu mooy phase bu njëkk bi li ci topp nga xamante ni bu boobaa xëy na wàllu Senelec day ñëw wàllu SONES SDE ñëw wàllu ONAS ñëw ndax kenn mënul tabax te doo assainir kenn mënul tabax te doo def électricité kenn mënul tabax te doo am ndox donc ñooñu dañu bokk ci suñu ay partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo jëkk di invité sama mbokk immigré yëpp
wax leen ni mbir mi seen mbir la ñun yàlla dafa def man ak ñi nga xamante ni ñoo ànd di ko liggéey ñu nekk ci mais du loo xamante ni ñoo ko moom dafa am ñu ñu jiital muy union des coopératives d'habitat de la diaspora boobu nga xam ne dañ ko teg mooy loolu di wax tamit suñu mbokk yi muy jullit bi di chrétien bi ak ku mu mën a doon di wax ñoom ñëpp ñu ñaanal ñu ci lii parce que day nekk une première ci Sénégal une première Sénégalais ay immigré am seen cité bopp ñuy sàkku ñëpp waa réew mi yëpp seen ñaan ñu ñaanal ñu ci yàlla defal ñu ci ndam def ci succès ñu muurloo ko wërsëgloo ko di fàttaliwaat datu forum bi c'est les 9 et 10 novembre Inch'Allah à Dubaï di gërëm aussi suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk Dubaï fan yi yëpp lekk ñu naanuñu bu ñu wàccee liggéey yi ngi nekk ci di organiser di xool nu ñuy defee nu ñuy accueillir gan yi et tout ça donc di leen gërëm yéen tamit waa Dakaractu di gërëm mbokku presse bi ñi nga xamante ni vraiment ñoom tam bi ñu yëgee kii bi ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci jàpp di communiquer di leen gërëm di leen sant. asalaamaaleykum. jërëjëf. Femme d'affaires laay doon ku manqué mu may la alalu adunya. Femme d'affaires laay doon ku manqué mu may